budul peuple sénégalais. Donc station yi ma mën a toog ñeent yi rek la conseiller municipal u Thiès, conseiller régional u Thiès, député à l'Assemblée nationale wala président de la République. asalaamaaleykum mbokki internet yi ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar rawatina yéen mbokki abonné Bataaxal TV. mbiram remaniement du gouvernement bi nga xamante ni président Macky Sall amal na ko ci fan yi ñu génn ci décret boo xamante ni ki ko doon lire mooy Seydou Gueye. ci remaniement boobu ñu gis ay changement ay coppite yoo xamante ni moo ci am tamit ay surprise yoo xamante ni moom moo ci juddoo lu ci mel ni Idrissa Seck bi nga xamante ni moom moo doon njiital parti réew mi mu daal di transhumé daal di jóge parti réew mi daal di ñëw rejoindre président Macky Sall ci parti au pouvoir ci poste président conseil économique social et environnemental. moom nag Idrissa Seck indi na ay justification ay leeral ci li tax mu daal di ñëw occuper poste boobu dinañ si ñëwaat ak yéen dinañ ñëw ak yéen tamit ci lan moo war a nekk taxawaayu askan wi ak lan moo war a nekk taxawaayu politiciens yi ci seen diggante ak way politique yi ak tamit seen diggante ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy population sénégalaise. dinañ leen indil tamit ay extrait yoo xamante ni moom Idrissa Seck moom moo ko defoon ay wax ay vidéo yoo xamante ni moom moo ko doon wax ci digganteem ak président Macky Sall ak lan moom lay xaar ci askan wi ak lan lay xaar ci président Macky Sall surtout ak poste yi nga xamante ni proposé nañ ko ak lan mooy dayoom ak ban taxawaay la war a am moom ci politique sénégalaise. laataa ñu ci indi ay njàngat nag dañuy dikk rek ci li nga xamante ni moom mooy kàddu yi Idrissa Seck yëkkati woon après les élections présidentielles ak avant même les élections présidentielles. moom Idrissa Seck daan na wax ni dootul occuper benn poste boo xamante ni dañ ko koy nommer par décret wala poste boo xamante ni kenn moo ko koy fal benn ndomba tànk bu mu war a occuper rek fii ci Sénégal askan wi ñoom ñoo koy falal seen bopp par des voix wala sax par seen ay carte ndax jàpp na ni lépp lu mu waral defal Sénégal defal na ko prouver na lépp loo xamante ni war na koo defal askan wi kon poste bu muy occuper ti askan wi ñoom ñoo ko koy fal. beneen bu ci tegu mooy kàddu yi mu doon yëkkat di ko jëmale ci président Macky Sall ci doxalin bi mu amee alalu askan wi ak doxalin bi muy doxale ci wàllum gouvernance foofu nag dinañ fi taxaw tuuti ndax moom ci justification yi mu indi ci li tax mu dal di occuper poste boobu muy mel ni daf koy justifier par silence bi nga xamante ni noppi bi nga xamante ni amee na ko depuis bi élection yi jàllee ba léegi kenn déggul Idi kenn gisu ko ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci ginnaawam ci parti réew mi rek ñoom ñooy jënn daan weddi nag li nga xamante ni daan nañ ko jot par le biais des journalistes ak ay échos yoo xamante ni d'après suñu ay information daan nañu wax ni waa parti réew mi ñoo ngi doon entamer ay dialogue ak président Macky Sall pour rejoindre gouvernement bi ñii di ay membre parti réew mi topp ci ginnaaw Idriss Seck doon ko weddi waaye mu mel ni yay nañ leen. waaye itam li ci am solo mooy benn astuce bu ndaw kàddu gu am solo bu Idrissa Seck wax ci justification bi mu doon apporter di wax ni li tax moom mu jóge ci parti réew mi wala sax li tax mu nangu nekk président conseil économique social et environnemental du lenn lu dul askan wi ñoom ñoo ko soxla te jàpp na ni moom duggul ci politique pour xeex wala duggul ci politique pour défendre parti am wala défendre li nga xamante ni moom mooy opposition bi wala gouvernement Macky Sall waaye li tax mu dugg ci politique ëpp na loolu mooy mu daal di défendre askan wi fexe suqali Sénégal ci bépp circonstance boo xamante ni sénégalais yi soxla nañ ko. kàddu yooyu nag ñu mën see jàngati ni am na solo d'une part ndax politicien boo xamante ni wala ku dul politicien sax bu la nation sénégalaise soxlaa bu la population bi soxlaa da nga war a bàyyi lépp loo jàppoon nga daal di ñëw pour suqali Sénégal. moom nag wax na ni depuis bi mbas mi ñëwee ci Sénégal ba léegi wala ci àdduna bi économie bi moo commencé woon di suux
dëkk yi ñu ëpp doole yu ci mel ni France, États-Unis, Espagne wala sax fële ca Allemagne ñoom seen économie dëkk mu ngi commencé woon di suuxee ba tax na moom ak expérience ak xam-xam bi mu wax ni moom la am depuis bi mu nekkee ci président Abdoulaye Wade ci gouvernement am occupé poste premier ministre occupé tamit ay yeneen poste yu am solo nekkoon deuxième aux élections présidentielles 2007 nekk tamit koo xamante ni kenn dootu ko naatable ci expérience bu mu am ci wàllum politique kon yoon la mu daal di apporter xam-xamam apporter tamit ay expérience am pour relever économie bu réew mi pour tamit suqaliwaat li nga xamante ni moom mooy Sénégal ci jamono bi nga xamante ni mbas mi lëmbe na àdduna bi yëpp. justification yi nag ça peut se comprendre pour ñenn ñi waaye dafa am lu ci am solo muy depuis ma waxaat leen ko bi élection yi jàllee ba léegi dégguñu benn yoon moom Idriss Seck mu àddu jëmale ci digganteem ak Macky Sall mu mel ni lii décision la boo xamante ni doon na ko togg doon ci xalaat doon ci waxtaan ak ñi nga xamante ni ñoom la ci mën a waxtaanal ndax dégg nañu récemment ñu bokk ci parti réew mi di wax ni doon na leen essayer convaincre pour ñu ànd ak ñoom daal di rejoindre mouvance présidentielle bi waaye ñenn si ñoom ànd nañu ak seen dignité ànd ak seen ngor daal di continuer di défendre cause bi nga xamante ni ñoom lañ doon défendre di doxalinu président Macky Sall ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy ay membres du gouvernement am surtout li nga xamante ni mooy wàllum justice bi nga xamante ni wax daanaka dañ ko naax saayal ndax képp ku wax lu naqari wala képp koo xamante ni àndul ak président Macky Sall rek daanaka dañu lay gis ñu dugal la ci kaso bi ñi nga xamante ni nag ñoom ñoo ànd ak président Macky Sall kenn du leen teg loxo kenn sax du jéemal lañ bët ni ñu amee seen alal ku ci mel ni récemment Mansour Faye wala ki nga xamante ni mooy di Aliou Sall gis nañu alal kopparu askan wi nga xamante ni ñoom lañ ko doon détourné lu ci ëpp ay milliards ci alalu askan wi ñu détourné ko mbirum 94 milliards gis nañ ko gis nañu itam OFNAC bi nga xamante ni moom moo doon woo gorob président Macky Sall pour mu wuy si ko justifier wàllum distribution des aides alimentaires ci li nga xamante ni moom mooy ba fi mbas mi duggee ba léegi ndimbal yi ñu doon jotale askan wi te moom mu ni du wuy ji waa OFNAC boobaak léegi nag ay coow judd na fi waaye ba léegi amul suite gisuñu benn yoon ñu daldi weñ loxoom pour mu justifier doxalin boobu nga xamante ni moom la amaloon alalu askan wi mu nekk ay astuce yu am solo yoo xamante ni ñi bokk ci réew mi loolu lañu wax ni moom la ñuy continuer di défendre ba léegi. mu des beneen mbir di wàllum transhumance jóge ci parti dem ci beneen parti même su fekkente ni sax Idriss Seck moom wax na ni deful loolu jógewul ci parti dem ci beneen parti waaye dafa ñëw pour apporter expérience am pour suqali réew mi bi nga xamante ni réew mi moo ko soxla yàgg nañoo gis wàllum transhumance ci wàllum politique depuis Abdoulaye Wade mën nañu wax sax ni depuis Abdou Diouf bi nga xamante ni Senghor moom moo ko yëkkati woon teg ko ci ginnaawam ba mu fi jógee mu wuutu ko Abdoulaye Wade continuer moom ci opposition ak ay kàngam yoo xamante ni jóge nañ ci ay parti yu mel ni PDS PS di transhumer ci parti boo xamante ni moom moo nekk au pouvoir loolu nag du tey la njëkk waaye daf si am yoo xamante ni dafay salir image u politiciens yi Sénégal dafay salir image u politique gu Sénégal ñooñu ñëpp nga xamante ni nag dañoo transhumé jóge ci ay opposition dem ci parti au pouvoir du lenn lu ko waral lu dul poste boo xamante ni dig nañ leen ko wala ñuy daw justice ci alal yoo xamante ni dañ koo am ci ndaka sudul noonu ñu daal di dem làqatu ci parti au pouvoir ndax Sénégal umpalewu leen ni. kon transhumance yàgg na ci politique ndax politique rek la mën a doon waaye itam dafa war a tënku ci ay principe yoo xamante ni ëllëg ak si biir doo weddi sa bopp ndax ku tënku ci ay principe fépp foo dem wala lépp looy def dafa war a tegu ci principe yi nga xamante ni moom moo tax nga dugg ci politique
ñu jeexale ak kàddu yi nga xamante ni Ousmane Sonko di actuellement leaderu opposition bi, ndax li tax ñu wax ko leaderu opposition bi chaque fois moom mooy taxaw ci kanamu askan wi di dénoncer erreur wala bluff yi nga xamante ni ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci gouvernement bi ñoo ngi koy amal. Yàgg naa wax ni complot ak deal mi ngi am ci diggante kàngam yi nga xamante ni ñoom ñoo jiite way politique yi. Moom itam gis nañ ko mu dem wuy ji Abdoulaye Wade laata élection yi, waaye li am solo rek mooy deal bi mu doon annoncé te tey jii gis nañ ko ci diggante Idriss Seck ak Macky Sall bi nga xamante ni rallié wu nañu. Kon nag baax na askan wi ubbi seeni bët xippi bañ a nangooti kenn ku leen di nax wala ku leen di xeexloo wala ku leen di defloo naka sudul noonu, surtout di yàq li nga xamante ni moom mooy bien askan wi ci ñoo xamante ni jaruñu ko, ndax ay way politique yoo xamante ni dañuy changé comme ay kàkkatar. Kenn ku nekk nga ànd ak ki nga àndal te bañ a yàq, bañ a def loo xamante ni ëllëg ak si biir ñoom dinañ ci génn te yow mi nga xamante ni yaa doon tojante ay bopp dootoo mën a revenir ci ay sa position. Jërë ngeen jëf.